àdduna bi yëpp à travers les médias Jotna. comme ni ngeen ko xamee boo nee Birame Souleye Diop xel yi dem ci li nga xamante ne am na fi ci réew mi muy jaay doole jaay kattan dictature bi nga xamante ne kii di Macky Sall teg na ko ñenn ñi nga xamante ne ce sont des citoyens sénégalais yoo xamante ne seen crime lenn képp la mooy bëgg Sénégal. Birame tey ñu gis Thiès accueillir la Thiès dalal la lan mooy sa sentiment. waaw Ababacar sentiment satisfaction la mais surtout yan la parce que gannaaw satisfaction bi mooy nga nekk ci jafe-jafe wala ñu jàpp ni da nga nekk ci jafe-jafe say mbokk say nawle sa askan ak ñi nga bokkal kuréel gii di Pastef jóg taxaw comme ni Sénégal yi taxee woon barki démb fële ca Ndakaaru ñu taxaw naqarlu ko yenn saa yi ñu jóg wax ko mu fësal ko mu leer ñooñu boo leen ne bu ñu yëgee ni da ngay ñëw ziar si parce que damaa ñëw tey uniquement pour doon ziar si suma papa pour xamal ko ne ko yàlla dindi na ma ci loxoy Macky Sall yi nga ma dugaloon ci kaso bi ñoom ñu dégg loolu jóg taxaw ne duñ la bàyyi nga dugg si Thiès yow kese dañuy ànd ak yow kooku kuñ ko defal boo amoon naqar war naa rees ba jeex waaye dafa mel dafa am sas ci biir loolu moo ci diis ndax itamit Pastef dafa am nu ñu bindoowoo ci gëm-gëm ci Pastef ci boppam ci pas-pas ak ci nangoo xeex pour dëgg ak jubal nit ñooñu bu ñu gisee ci yow ne la dañoo gëm ni lii moo nekk ci yow bu nekkul woon ci yow war ngaa góorgóorlu mu nekk ci yow bu nekkee ci yow war nga góorgóorlu mu sax ci yow donc sas la bu diis boo xam ne bi am nañ ci bànneex waaye am nañ ci lool tamit xalaat ci ne war nañoo defar bu baax a baax suñu toogaay ak suñu nekkin. boo nee Pastef également maa ngi koy wax ci yeneen émission c'est un projet boo xamante ne am na ay jëmm yoo xamante ne jàpp nañ ne ñoo koy incarné ku ci mel ni Ousmane Sonko ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye ku ci mel ni yow mi itam ñu gis ne dafa mel ni projet boobu tey yéen ndaw ñi foqar ñi nañ ko seen loxo ne leen ñoom jël nañ ko def ko seen projet bopp mu nekk seen vision bopp tey jii nii quelle est la relation entre le projet Pastef et la jeunesse sénégalaise. Ababacar il faut que sénégalais yi xam ni 2013 bi ñuy waxtaan pour defar Pastef pour taxawal ko 2014 ñu taxawal ko dafa am wax juñ daan wax dañoon wax ni bu ñu dee wax dëgg di ko def fukki at ñaar fukki at fanweeri at bisu wàññi taxaw ñu wàññi suñu bopp gis ni juróom fukki nit ñoo yokk ci lim bi ñu amoon bi ñuy démarrer en 2014 dañoo waxoon ni ca booba loolu ndam la woon maanaam dañoo gëm ni lañ doon def dafa jafe ñi ciy ànd du ñu bari ndax ni mu diise ni mu yeese war a wuteeg li fi mus a am adhésion bi day jafe ñëw bokk ci day jafe ñàkk xam geek ragal gi day jafe day bari waaw mais lii ci jeunes yi ci ni ñu adopté projet Pastef ñun du ñu bett c'est pas une surprise pour nous ndax lan ndax gis nga dëkk bu amee prise de conscience tyrannie dafay jeex pouvoir absolu dafay jeex nit ñi lu ñu gën di jàng lu ñu gën di am niveau yenn niveau intellectuel yi ñuy gën di am di prise de conscience que ni ñoom lan mooy seen citoyenneté ak nan la ñuy exercer seen citoyenneté gis nañu ni li fi mës a am musu leen permettre ñu exercer seen citoyenneté parce que citoyen day am droit ci liggéey ci dund ci wér nangam à côté de ses droits ñun nag dañ ñoo gëmloo ni ay devoir kese lañu am loolu ñu gëmloo woon amuñu benn droit que état moo am doole kenn warut a wax ak état kenn warut a critiquer état parce que état ku mu bëgg a brimer da lay brimer ku mu bëgg a détruire da lay détruire ndaw ñi dañ cee sonn ndax ki nga xamante ni kii pare na pour xam ni géej dafa am dee
mu war a jël gaal tante chance am xam ni 50% dund la am ak 50% dee mu ne garaawul damay jël sama 50% dee 400 jeunes di dee ci ndox mi mais ñooñu bu ñu taxawee tey ngeen leen li leen dal ba tax ngeen di dugg ci gaal gi diw ak diw ak diw ñoo ko liggéey taxaw leen ñu jàmmaarloo ak ñoom dañuy xam ni heure xeex dafa jot. Les jeunes ont simplement eu une prise de conscience dañoo yeewu ci ne Sénégal Macky Sall moomu ko ñi mu àndal moomuñu ko Sénégal ñun ñëpp moo ko bokk te dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu sax laay ñëw souvent dañuy wax naan souveraineté nationale souveraineté internationale di jox état yenn kattan yi yenn doole yi benn souveraineté bi mu mel ni peuple bi moom daal lenn rek la am benn jamono rek la am muy jamono élection dem fal ka muy fal dem toog lu ñu ko teg mu nangu loolu lañ leen gëmloo woon ba tey jii nii ñu gis lii xew mu mel ni peuple bi nangootul loolu ndaw ñi nangootuñ ko seen souveraineté naam dañ koy jox kenn waaye buñ ko joxee ba pare nag dañuy toog di xool mbir mi naka leen deewee parce que après tout si c'est le droit il est dit au nom du peuple si c'est la loi elle est dite au nom du peuple maintenant peuple boobu bu dee moom moo jël justice bi daat ne nag ñun lii mooy suñu justice nii la ñu ko gisee te lii duñu ko nangu ban jàngat lañ ciy def. waaw mooy li ma la wax léegi rek xam nga da nga wax souveraineté dafa am message boo xamante ni bii saa soo déggee message da nga war a nekk ci ñaari situation émetteur ak récepteur gis nga émetteur message la muy wax nopp yi war a dégg bu ñu déggul wala bu ñu déggul la muy wax ñàkk a déggu day am parce que on a toujours dit dañoo wax ne ñoon force reste à la loi di ñu ko xuppe seen ministre de l'intérieur Aly Ngouille moo ko ñëkk a xewle Félix Antoine Diome ñëw feelu ko seen politiciens yëpp topp ci force reste à la loi force reste à la loi c'est qui la loi c'est le peuple ndax effectivement peuple mooy voté loi peuple boobu moo jël pouvoir exécutif jox ko nit ne waaye dama bëgg séparation des pouvoirs ñu organiser élection mu jël pouvoir législatif donte Macky Sall moo leen di bind ci liste ñu jàll ils ne sont pas des députés de Macky Sall ñoom loolu lañ gëm ils se sont trompés de lecture ñu pare ñu ne justice dafay dire le droit dans l'intime conviction du juge amul parparloo dafa war a déglu tëdd njaaxaanaay ubbi ñaari noppam dégg ci gauche dégg ci droite def la ko njortam may justice bii amoon muy une justice de grands magistrats ñu dem ba toll foo xam ne fii am nañu doute de justice des magistrats honnêtes des magistrats loyaux envers leur serment ay magistrats yoo xam ni dañoo am gëm-gëm ca la ñu waate woon ni loolu la ñuy doone magistrat am na ci Sénégal ba léegi waaye dafa am dossiers yoo xam ne bu amee dañoo rangale ci place yooyu ay magistrats yoo xamante ni bii taxawal dëgg taxaw leen a jóg taxawal kàddu politique moo leen tax a jóg peuple bi nag bu xàjjalee nii tege nii nit jàpp ni moom la ñu dugal ca palais ba moo war a dox ci kaw justice moo war a toog ci kaw exécutif ba pare jaaxaan ci kaw législatif peuple day xëy suba ne ko pouvoir man maa la ko dénkoon dañoo jàpp ni peuple bi benn yoon la am pour tànn le peuple a montré que entre deux élections il peut faire un référendum pas un référendum boo xam ne bi président mooy décider ne dama leen di jox 16 règles danaa ci dugal droit xaw ma homosexuel danaa ci dugal nangam mais peuple bi ci boppam moom ci boppam mooy joxe pouvoir mais ci diggante ñaari élection présidentielle peuple bi génn na ko wax ni gannaaw loolu sama pouvoir bi ma joxe taylewu ma ko sànniwu ma ko dugal ko ci àll bi dama ko yoor dong ci buum bu ngeen ko téye nu ma neexoon mu xëccaat ko loolu dong la def dafa xëccaat buumam tuuti rek gaa ñu yeewu justement ci kaw loolu ñu gis ne PASTEF ñëw na avec un projet une innovation une vision maa ngi koy wax tantôt mais dafa am lu mu fi fekk su may joxe misaal souvent dinaay wax ne fekk na fi guy goo xamante ne def na fi lu ëpp 100 ans parce que li xew ci système bi c'est antérieur à notre indépendance nga bëgg a déjjati guy googu ak ay racinam lu ñu profond lépp nga bëgg koo dindi muy lu metti tey jii nii y a PASTEF d'une part mais d'autre part y a des tentacules d'autre part y a
tout un monde boo xamante ne tapis dans l'ombre kenn xamu leen kenn gisu leen pour bañ projet PASTEF bi egg tey jii avec la situation qui s'est présentée dernièrement dans ce pays-là ñu gis ni mu demee est-ce que jàpp nga ne jaay doole bi ba lu la neexul wala ñu la neexul yor discours yi nga xamante ne neexu leen parce que jàpp ngeen ne yéen a nga nguur yéen a am doole yéen a nekk ci système bi nu mu leen neex ngeen koy defee est-ce que loolu deetina mën a nekk fii ci réew mi dafa am ñaari mbir bu njëkk bi mooy tubaab dafa wax ni un baobab qui tombe wala bokk dafa wax ni une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un baobab qui tombe àll buy sax ci tekk la koy def waaye garab gi daanu yu bari coow lay doon loolu tubaab moo ko lépp kooku mooy benn bi li muy tekki mooy Pastef fii mu jaar ba yegg si fii du ma ni Pastef contre ñeneen ñi parce que il faut que ñu xam ni ci biir suñu constitution ni ñu limee institution yi wax ni président de la république institution la wax ni assemblée nationale institution la wax yeneen yi nga xam ni bii xaalis lañ fay lekk rek te ñoom mburoog soow di fa jaaba jonge institution la noonu la opposition nekk une institution Macky Sall kese mooy président boo xam ne bii moom mooy jël loi fent ko ba pare taxaw ne du ma ko respecté parce que ni ñu bindee nii président de la République institution la noonu lañu bindee le rôle de l'opposition def na depuis son référendum de 2016 17 18 19 20 21 5 ans loolu nekk ci suñu constitution Macky Sall bañ koo appliqué Macky Sall est-ce que respecté na loi bonne question waaw mais Macky Sall bu respecté wul loi lan la bëggee ci nit ñi ñuy respecté loi ci moom ndax loi moo indi opposition def ko institution wax ay mandarga yu opposition war a am moom mu taxaw waat ci bakkanam ne day tas opposition da koy réduire à sa plus simple expression xam nga loolu moom li muy tekk réduire à sa plus simple expression dinaa leen toroxal dinaa leen bundu xatal dinaa fay journaliste ñu xaxar leen yàq seen der na nga jàpp ni affaire Ousmane Sonko bi jeexul parce que on a des informations comme quoi il y a une presse une certaine presse qui est en train de recevoir beaucoup d'argent pour revenir à la charge militant de Pastef damay wax ak yéen pare leen parce que am na presse bi préparé waat encore di dindi yéen affaire na ngeen taxaw wax naa sànq suba ne Macky Sall delluwul gannaaw day xaar day espérer des vents favorables pour delluwaat ca la mu nekkoon pour dellu si li ñu wax nag opposition bu amee Pastef kese mënul incarner opposition dafa am ñoo xam ne dañ ni ñun nii lañu bëgg opposé woo ñii nii lañu bëgg opposé woo nii lañu bëgg opposé woo Pastef en est un acteur c'est vrai Pastef dafa définir yoonam fàkkal ko boppam bëggul kenn ku ko ci perturber wala ku ko ci distraire yoonam nekkul ci keneen ku nekk ci opposition looy def mais dafa am heure boo xam ne bu jotee ñu nekk ci opposition ñëpp dañoo war a ànd parce que c'est des questions vitales yoo xamante ni kenn mënu koo xeex li waral lii sotti gannaawul li fi xew gis nañu taxawaayu une partie de l'opposition exact c'est vrai que y a une bon voilà mais gis nañ daal taxawaayu une bonne partie de l'opposition la société civile pour wax ni suñu démocratie ku àttewul xeex da ngay sopp donc du Pastef kese mooy incarner ce combat là maintenant on a une manière de l'incarner am nañ nuñ ko fente ñun di ko dunde gëmee ko noonu loolu nag fi ñu dox ba egsi fii gëmuma ni dinañ ñu gëmloo ni ñu fa doxee ba egsi fii baaxul erreur nag moom yàlla ko ku ne da koy def mais suñu projet politique réfléchir nañ ci 2014 ba tey ji ñu ngi ciy dox yàlla mi ngi sutural du suñu aay du suñu xam-xam du suñu man du suñu gën ci Sénégal lu yàlla di barkeel la dañuy ñaan yàlla mu woy koo barkeel mais ñuy wax suñu militant encore taxaw leen adversité bi xaajul bay jeex on a remporté simplement un petit combat certes un combat très important pour la démocratie mais c'est un petit combat parce que les vrais combats ñi ngi ci ginnaaw
on parle de démocratie gis nañ li nga xamante ne moo am ci Sénégal dernièrement d'ailleurs il y a un rapport boo xamante ne génn na ñu gis ne Sénégal perte na ci ay poñ yu bare ci wàllum démocratie loolu nag responsabilité bi buñ koy wër kenn rek lañ mën a joxoñ baaraamu tuuma mooy ki nga xamante ne moom la ñu dénk réew mi na ko sàmmal ñu suñu démocratie donc bu arriéré moom lañ koy laajaat d'ailleurs ci wàllum démocratie boobu mooy waral sax ñu dugg ci béréb yoo xamante ne seetlu nañ ñi fa jaar ñëpp gannaaw Guy Marius Sagna gannaaw ñeneen muy ci biir prison yi yow wax nga ko y a plus une humiliation au moins qu'une maison d'arrêt et de correction. On dirait que même c'est une maison d'arrêt et d'humiliation des droits humains. Tay Biram yow bi nga fa duggee en tant qu'acteur politique et c'est ça l'importance de tout cela gis nga li fa ne xam nga li fa xew en tant qu'acteur politique citoyen sénégalais bi nga ko fa gisee ba génn tey war a waxtaan ak sénégalais yi tey jii nii boo amoon message boo amoon yëg-yëg boo amoon loo ciy wax lu mu doon. mën naa wax ci Cap Manuel la fa xew ndax def naa fa 15 jours 15 jours yoo xamante ni waxtaan nag bépp détenu def naa fa ñaari cellules yu wute dem naa Sébikotane def naa fa ñaari cellules yu wute ndax def naa fa 15 jours xam naa fa dara li ma xamul rek mooy lu xew Rebeuss prison centrale boobu moom xaw ma ko maa ngi doon am yaakaar nag dem fa pour mottali suma xam-xam yàlla dogal na génn nañ ñibbisi dañ koy sant yàlla mais amoon naa yaakaar trop suñu génnee war a mën a wax ci ñetti prison yi damay relativiser analyse bi parce que il faut que ñu gis ñu am ñaari gis-gis benn gis-gis bi mooy la politique carcérale ak les acteurs ñi nga xam ne mën nañu wala ay acteurs lañu wala en certaines circonstances dañuy nekk des protagonistes. Exact. Mais la politique carcérale li ma gis man Cap Manuel effectivement ña fa nekkoon xam naa fa ñu baax a baax nag wallahi xam naa fa ay garde yu baax a baax mais kaso du garde kese ñoom ci seen bopp garde yi ci seen bopp dañoo nekk ci biir kaso ñoom ci seen bopp salaire yi baaxul seeni salaire man Birame Souleye Mané seeni salaire baaxul amuñu disons benn système maanaam une règle qui organise maanaam loi bi fi nekkoon am na une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale bu leen concerné. Exactement. Mais ba léegi on n'est pas passé à la mise en exécution. Donc nañ jàpp ni biir kaso yi am na fi ñoo xam ne ña ngi fay liggéey mais ils sont dans un état de désœuvrement, ils sont dans un état bu doy waar ci wàllum salaire ci wàllum considération de la part de l'État kooku am na après nag prisonniers yi ñëw cellules yi am na yoo xamante ni la fa nekk ci ay nit jéggi na dayo cellule boo xam ne bii un architecte qu'on a enfermé donc qu'on a emprisonné ci benn cellule bu ñuy wax cellule 1 fële ca Cap Manuel moo génn mu ne moom li mu calculer y a 3 personnes au mètre carré 3 personnes au mètre carré nga yaakaar ni loolu jaadu na te ñu waxoon ni dafa am corona moom dafa mel ni dafa bañ prison ndax mooy corona du dugg prison ña fa ne duñu sol masque ci promiscuité la ñuy dund yenn saa yi même am na attitude contre nature yoo xam ni ña fa nekkoon nettali nañ ko exact muy lu doy waar dem naa Sébikotane damay wax sama aqulaahi taala administration ba ma fa gis ñu bëgg a defar lañu administration ba ma fa gis ñu bëgg a defar lañu ñuy góorgóorlu lañu ñu am pas-pasu mettre les prisonniers dans de bonnes conditions mais Macky Sall joxu leen les moyens malgré que c'est une prison à peu près aux normes Macky Sall joxu leen les moyens te ni mu ko xañee waa Sébikotane xam naa ne noonu la ko xañee waa Cap Manuel xaw ma lu xew ci Rebeuss xaw ma lu ci xew duma ca wax kon nañu jàpp ni politique carcérale échec la mais justice da ci am rôle parce que koo xamante ni kii dañ ko tuumaal
yow procureur nga xëy suba daal di ne mandat de dépôt pour lan instruction maanaam def sa enquête nit koo xam ne kii ci kër la jógee am na adresse ci société lay liggéeyee am na adresse mi ngi doon jabaram mi ngi am jabaram am ay doomam ñi ngi ci dëkk bii nga mu mën a di yeewoo ci këram ñëw di la wuyu ngay def sa enquête yow nga ne non dama koy xañ njabootam pour lan enquête jël ko làq ko ci biir kaso yi teg ko ci condition d'humiliation yu extraordinaire yow nga wàcc dem jàkkaarloog sa njaboot yow procureur nga wàcc dem jàkkaarloog sa njaboot bu ñu yegsee ci juge d'instruction mu ne man la procureur demandé rek laay demandé moom maanaam lu ko yoon may mu gedd ko doon taalibey procureur ça pose problème je ne dis pas que c'est un cas général mais c'est un cas constaté lu ñu constaté la Ousmane Sonko am na liggéey Pastef am nañu liggéey parce que les vraies réformes au niveau du salaire au niveau du respect des droits au niveau de l'extension parce que bu ñu jàpp ni ku tabax kaso da nga cee war a dugg parce que loolu gëm-gëmu yéefër la ci ne gëm ay pangola animisme la ci jàpp ne ku tabax kaso fa ngay da nga fay fanaani nañu defar kaso yu baax ndax ñi yóbbu ci kaso yi ci kër lañu yeewoo am nañ tur am nañ sant am nañ sëriñ am nañuy mbokk am nañ jabar am nañ doom. Je rappelle juste que tey jii nii ñoo ngi invité ki nga xamante ne moo di Birame Souleye Diop nekk administrateur général PASTEF nekk le coordonnateur départemental PASTEF Thiès mais souvent nit ñi dañuy fàtte benn affaire parce que man dem naa seeti la maintes fois d'ailleurs ci sa bureau ñuy faral di waxtaan li nga xamante ne moo ñeel réew mi sa heure liggéey kenn mënta fexe ba gis la parce que intérêt Sénégal bu boobaa moom mooy taxaw il est inspecteur des impôts et domaines il est le chef de brigade de Mermoz je rappelle encore une fois de plus que Birame Souleye day jàngale droit banquier day jàngale droit fiscal donc ki ñu jàpp xañ ko état wu Sénégal xañ ko intérêt yi Sénégal ki ñu jàpp tey jii nii xañ ko mu jàngale droit banquier xañ ko mu jàngale droit fiscal tey jii nii moom moo toog ak ñun di Birame Souleye Diop muy xam-xam boo xamante ne macha allah ñëpp rafetlu nañ ko léegi nag dañuy wax ci Thiès bu dee ci wàllu xam-xam ci li ma xam man suñu borom jox na la ko gëstu nga jàng nga am nga loo xam am na loo mën cim réew xam nga luy administration Thiès nga gis ni mu doxee depuis 2000 ak tey rek laay wax ñu gis Thiès ñi fi ne li ñu fi def ci wàllum suuf ci wàllum koom Birame tey jii nii est-ce que les aspirations des Thiessois notamment la jeunesse thiessoise ñi fi nekk fullal nañ ko est-ce que bàyyi nañ ko xel. li ma mën a wax ci Thiessois yi mooy dañoo gore am ngor ñaari lañ boole parce que damay fàttali ne investissement yi état du Sénégal def en 2004 fii ci Thiès nit def ko fi maanaam nit génnewul ci poosam wala tibb ci alalam ci ay fonds yu jóge Taïwan def ko ci état du Sénégal moo ko décidé muy xaalisu ka dëkk Kédougou xaalisu ka dëkk Matam xaalisu ka dëkk Ndar xaalisu ka dëkk Louga ak Diourbel ak Kaolack Fatick xaalisu ka dëkk Thiès ak ka dëkk Dakar la ñuy dajale nee nañ ko yóbbu Thiès indi ko Thiès nañ tabax xëy nit jiital nit mu ne maa fi def waa Thiès seetuñu ne gongo yaa fi def jàpp nit wóolu ko luñ la nit ñi jox ko ñu xeex ko waa Thiès yëpp ànd xeexle ko am na la ko fi dal ñun ñiy toog tey jii dañ ko doon naqarlu tey li ñu dese mooy ñooñu nga xam ne dañ leen di wóolu di leen jox musuñu leen jox ñu téye saa suñu defee élection jox leen ñu jël dénkaane saa suñu defee élection jox leen ñu jël dénkaane luñ leen mës a jox ci élection ci Thiès dañ koo dénkaane muy mairie muy département bi dañ koo dénkaane dénk ko nit wax lañ fi ay kàddu tey nee na ñoom ñooy mburoog soow dañuy dem jàppale ki ñu doon xeex ñoom te yàq ko lu mel ni xeme yàlla na leen yàlla nangul seen ànd mais li ñu mën a wax ñun mooy fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo comme ñoom
bu yàlla moomoon suñu bakken jàkkay Kër Mamalaaj wala jàkkay taax kaw gii la ñuy teg suñu néew foofu lañ ñuy jullee donc fi lañ dëkk lu ñu am fii lañ koy sotti d'accord ñu nag ci mbir mi ni muy doxee am na liggéey bu am solo bu ñu ci def danañ ci taxaw jàmmaarloog ñoom pour xamal sénégalais ne leen Pastef dina samp ndënd damaa respecté nag militant wu Pastef moo tax du ma ni man damay samp ndënd sañu ma ko ndax Pastef tànnagul kenn ku war a samp Pastef tànnagul kenn ku war a samp mais lu wér te wóor mooy Pastef dina samp ci biir Thiès dina dem élection locale Macky Sall mi gagné woon élection yi ne moom 58% la am ci élection présidentielle 2019 xanaa ko am 58% xanaa bu rocceekoo sax ba 2020 xanaa di nga am 57% xanaa bu rocceekoo ba 2021 xanaa di nga am 56% ñemewul organiser élection locale naan opposition la opposition nee na ko organiser élection décembre bii bañ na nee na février la loolu moo lay wax ni il n'a pas retenu les leçons maanaam message biñ ko nit ñi yónnee il ne l'a pas décortiqué moom moo ne dafa bëgg jàmm ak salaam élection locale biñ ciy wax dafa beru ak waa partem ak waa coalition am dem ne élection bi février 2020 la 2022 waxtaanu cee kenn kooku bëgg na jàmmam ñun de jàmm la ñuy woote exact waaye ci dëgg ak ci respecté nit ñi te man de yaakaaruma ni Macky Sall mën na respecté Sénégalais yaakaaruma ko Thiès ki nga xamante ne souvent moom lañ doon jàppale depuis 2004 ba tey jii nii ak li fi xew yëpp ñu gis amul lu mu teg ci deru képp koo xamante ne Thiès waa nga muy gàkk-gàkk bu mu ci teg ci wàllum jikkoom ba tey boo nee Thiès nga bokk ñu ne nitu Thiès yow nga dëkk Thiès di gor ñu jàpp la li xew-xew nga delloo si waat Thiès wane na déedéet nitu Thiès melul noonu nit kooku moo mel noonu ci jikkoom moom la ñu war a xoolaat jikkoom waaye du mbirum nitu Thiès gàkk-gàkk boobu tey jii nii yow Birame Souleye yow mi dëkk Thiès ban analyse nga ciy def. xam nga dafa am benn mbir mu am solo ci politique. budul sax politique. bépp forme d'adversité. dafa am lu ñuy wax respect. respect. xam nga militants yi mën nañu nekk di waxante lu ne. ci réseaux sociaux et cetera kooku c'est de la responsabilité du militant. mais ku nekk ku ñu jàpp ni dafa am lu ñu la dénk muy responsabilité ci parti dafa am noo war a jikkoo par rapport ak képp koo xam ne ki da ngay jàkkaarloog moom muy respect. ba mu defee loolu ñun Pastef dañ cee maandu. kenn dégguñu ñu wax ci. amul benn responsable Pastef laa wax bu commenté loolu suñu yoon nekku ci moom moo yor parti ànd ak ay militants am bu ko neexee mu dóor leen ci mur bi bu ko neexee mu yóbbu leen màkk bu ko neexee mu dugal leen ci kaasu mburoog soow ñun suñu yoon nekku ci mais dafa am loo xam ne dafa am gannaaw kàddu nitu Thiès man dama jàpp ni rek xëy na loolu waxu tooñante la parce que fii ñi fi tëdd ci xeex xam nañ leen kenn du ci workat damay fàttali Jéeri Joor Ndee la damay fàttali suñu maam yi sànc premier jàkka yi ci biir Thiès fii ci premier jumaa yi ci biir Thiès amu ci workat amu ci jaxasekat amu ci ku amul gëm-gëm léegi nag dafa am kenn ci ñoom ñooñu ku wax ni kenn mënut a dëkk ci at yi ci diir yi di nax nit ñi loolu du prophétie ndax prophétie mooy lu ñëwagul nettali la nettali mooy lu xew ba pare ku taxaw ne kenn mënut a dëkk di nax ci nit ñi déglu baax li ma lay wax bu baax kenn mënut a dëkk ci ay at yu yàgg di nax nit ñi dama ni du gisaane parce que gisaane mooy lu xew lu ñëwagul xëy na bañ koy wax ci Ousmane Sonko lañ ko jëmale mais buñ ko nattee ci seeni jikko ñoom ñoo doon gëmloon nit ñi ne opposant lañu di nax nit ñi ci ne opposant lañu léegi mburoog soow lañu tontu boobu laal bëggoon a jox ci loolu ñu wëlbatiku mbir am li ma xam ci nit boo fekkewul dégguloo dégluwuloo bu mbir amee da ngay maandu man de bëgg naa njiit gu maandu jàpp ma ne nit am na maandu ba mu ne ba ñu tuumaalee mu ñëw teg ci baaraam ba pare dàbbaliwaat yamuñu ci nit buy sëyi ci kër xam nga topp ya
nit buy sëyi ci kër topp ya ñooy indi xaxar dama ne nit buy sëyi ci kër ci lu wér topp ya ñooy indi xaxar nga xam ne duñ ca dara yaa may dégg seen xel waaw léegi nit bu jógee ci dëkk dem sëyi dëkk bu ñuy wax APR yaakaar topp ya naan dañ leen gunge ngeen sëy ba 2035 ñoom la intéressé sénégalais yi wax naa leen ni sénégalais yi message bi ñu yónnee ñoom dégguñu ko mais message bi sénégalais dinañ ko répété waat ndax booy wax ak nit déggu la boo yuuxoo ci nopp bi déggu la nga yuuxu ci nopp bi déggu la da ngay changer pexe. Birame est-ce que tey jotul ba tey damay des ci Thiès parce que ñoo ngi fii ci Thiès te comme je le dis souvent Thiès est un enjeu politique waaye li muy nekk enjeu politique gis nañ ne at yu weesu yii dafa mel ni tout est terne dafa mel ni nit ñi dañoo déboussolé parce que xamatuñu ban yoon la ñuy jaar parce que ca la ñu yaakaaroon wala ca kañu yaakaaroon ne kii kat amaana Thiès ñor na ko ils viennent de se rendre compte qu'en réalité discours nax la parce que bëri na ci yum daan wax biir Thiès gii la ko doon waxee biñ demee ba ci biir gis nañ ne kat mbir ma amul tey la jeunesse thiessoise aujourd'hui les femmes yi nga xamante ne ñu ngi fii Thiès tey l'économie thiessoise tey jii ni buñ dee xoolee Thiès li fi am ndaw ñi est-ce que tiituloo yow ne ndaw ñii kat dinañ am problème fu ñu dëkk ndax kat suuf si ni nga xamante ne salfaañe nañ ko ci ñi fi nekkoon tey jii nii booy wax ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk Thiès di leen rappeler ne tey jii jot na ñoom ñu fagaru taxaw ñoom it jàpp ci projet bi comme ni ko jeunes yi yëpp jàpp ci projet bi est-ce que loolu jàppoon ne tey jii jot na ndaw ñi ñoom ñu bàyyi ko xel mais est-ce que tiituloo également pour le jeune thiessois bi nga xamante ne il est jeune war a dëkk Thiès yaakaar fi ne moom fii la war a tekkee waaye suuf bu mu jënd sax mu nekk problème ci moom parce que dañ ko salfaañe. mën naa la tontu ñaari mbir ba ñett xëy na benn bi mooy Thiès diggante ak Dakar 72 kilomètres la ay nit ñu ngi yeewoo Dakar ñu ngi yeewoo Thiès di liggéey Ndakaaru di wàcc di ñibbi si Thiès donc Thiès buntu Ndakaaru la mais Jakarta li ñuy wax la jakartaisation des emplois nit day jàng amul bac Jakarta lay jël di xaar 1000 francs par jour 1000 francs par jour ñuy daw ci mbedd bi amuñu casque amuñu carburant bu doy léegi loolu mooy métier bi gën a dox Thiès jakartaisation. et c'est Jakarta révélateur rek alors loolu di benn problème da ngaa wax ci wàllu suuf dégg nañ barki dem li xew fii ci Mbourkat ñu mujjee jàpp ci ay nit yoo xam ni bañ leen di bindal kayit am na ku nekkoon ci mairie bi ku bind kayit signé ñu jàpp ka ñu jox kayit ga mu dem taxaw ca terrain ba ñu jàpp kooko bakka signé loolu muy nuru jaay doole liggéey amul feebar faju amul lekk ba suur amul sécurité amul Jakarta bi ñu def joxewul dépense bu doy waaye gone yi ci la ñuy yaakaar pour dundal seen wéjur jox sa yaay jox sa jabar loolu ban pouvoir moo ko mën a bàkkoo ci ay résultats am ban pouvoir moo ko mën a bàkkoo lan la ñu def bu ñu waxee politique de l'emploi ñu ñuy gëmloo ni des emplois ont été créés naan ñu l'État va investir 350 milliards xam nga foofu la ñu juumee 350 milliards DER génnoon na fi gis nañ xaalis bi nañ ko séddewee kenn waxuñu xaalis boobu fu mu jaar tey ñu jël encore ñoom daal tout est prétexte pour dugal ci suñu nopp ay waxi milliards profitoo ci sol ci seen poste milliards yu bari la jeunesse est abandonnée lu ko dese jënd sàngara 100 francs naan yéen ñëpp seetlu ngeen ni agression yi dafa tàmbalee bari biir Thiès sàcc dafa tàmbalee bari ci biir Thiès pourquoi gis nga ci fële ca prison Sébikotane dama faa rencontré benn xale bu am 18 ans ma toog di ko yedd mu ne mais père lu bëgg ma def mu ne man
sama yaay liggéeyul dunduma ak moom sama papa xamuma ko sama maam laay dundal kurus lay jaay kurus 3000 awma lu ma lekk damay sàcc pour lekk père wax ma loo bëgg ma def ko top loo bëgg ma def ko yéen waa Pastef wax leen ma lu ngeen bëgg kooku def ko lan ngeen bëgg mu def il est abandonné. exact kooku moo nekk ci kaso bi man cellule bi ma nekkoon fële ca Cap Manuel ay xale yu amul 13 ans laa dendaloon cellule yoo xam ne dañuy nekk ci kaso bi di fo maanaam da ngay fajar da nga leen dégg ñuy waxtaan di fo di yuuxu ca kaw ñu ngi ci kaso bi lan nga bëgg ñu jàng fa ñiy génn kaso bi ne la maa ngi ñëwaat parce que dañoo jàpp ni ci biti amuñu benn considération bu ñu am ci ñoom te jàpp nañ bu ñu ñëwee ci kaso ñu ne kii moo def diw mu neewee ko ñu ne kii kenn dafa tekki na loolu lañ ñu jox di ñu gëmloo ni il a entendu le message envoyé ils ne l'ont pas entendu dégguñu li ndaw ñi wax d'ailleurs dégguñu ko d'ailleurs bi ñu nee dégg nañu message bi disant qu'ils ont compris les jeunes gis nañ lu fi am boo xamante ne c'est en déphasage ak li ñuy joxe comme discours déphasage bi mooy gis nañu kii di ministre de la justice de surcroît toog wax loo xamante ne bot di kon la ci xeet moom ba mu ca jógee ñu gis leen ñoom seeni sortie en dépit du discours du président de la République faalewuñu sax la mu wax mais di attaquer encore une fois de plus di sotti essence ci taal bi nga xamante ne kii di xalif général des mourides mi ngi koy jéem a fay ñoom ñu ciy sotti essence loolu tey boo ko dee xool ci bot di konte xeet bi nga xamante ñoom commencé nañ koo dugal cim réew alors que le Sénégal après tout est un arc-en-ciel boo xamante ne ku ci nekk fa nga bopp li la gën a ñor li nga gën a yëg mooy yow sénégalais nga point am ñoo xam ne tey ñu ngi tenir benn discours boo xamante ne réew yu ko mës a tenir yépp gis nañu fa ñu mujjee loolu tiitalu la Birame Babacar loolu tey ngeen ko seetlu tey ngeen ko seetlu du tey 2017 def naa débat ak benn responsable de l'APR ma wax ko ni ko yéen a ngi def lu ñuy wax ethnicisation te c'est risqué xam nga lu mu ci teg yow procureur bu la jàppee fii nga ne nekk di rëy lu làmmiñ seen procureur jàpp na ma exact dégg nga dama lay wax Macky Sall ci boppam moo dem ci Fouta ne foofu titre foncier wam la dañ fay am ñoom 99% de l'électorat loolu mooy lan bépp candidat bu ni programme bu baax képp kuy Haalpulaar du la déglu du la faale kenn du la votel loolu mu doon mooy yéen ñi samay mbokk bu kenn votel ku dul Haalpulaar moo dem Fatick ne Fatick titre foncier am la daanaa fa def 99% lu muy tekki képp kuy séeréer te dëkk Fatick bul votel kenn ku dul séeréer bi jógee Fatick dëkk foofu lu muy tekki Aliou Dembourou Sow fii la ni ñoom mandat bi 3e mandat bi seen waa jooju di ñaan jaasi lañ koy imposer sénégalais yi loo ko ci fekk xam nga da ngeen a fàtte pend ba muy daggal ndey ci képp kuy wolof ci Sénégal gii saaga yu bon loo ko ci fekk ñu koy yónnee añ ca prison ba añ boo xam ne yow mënoo ko lekk sa biir kër ba mu ci génne ñu jox ko passeport diplomatique mu génn réew mi dem dundi ci dem dundi tugal loolu say dégg da ngeen di soog a seetlu mais lii du fi tey maa ngi lay xamal ni la Moustapha Cissé Lo moo taxawoon xas waa Casamance képp koo xam ne kii mës nga jóg ñëw bokk ci cortège bu àndoon ak Ousmane Sonko mu ne la ay rebelle nga loolu lu muy tekki loolu dafay tey du tey da ngeen koy soog a seetlu mais dama la bëgg a xamal benn mbir gis nga ne ma lay wax ne leen li xew nii dama ne Macky Sall bàyyiwul ndax Macky Sall munta ilif ministre de la justice ilif Farba Ngom ilif ñeneen ñi ñuy génne di wax lu mel nii tegu ci baat Macky Sall xanaa ragalu leen la yaakaar wala dafa am sutura suñ ko nëbbal bokk Macky Sall waru leen a ragal kon li ñuy def dañ koo ñàkk respecté wala mu yónni leen ne leen waxale leen ma ndax boo taxawee ne ñun nañ def jàmm ak salaam ñëpp ne nañ def jàmm ak salaam yow nit ñi yaa ngi woote jàmm ak salaam mais kenn wóoluwu la say mbër génn ci say laaf ku ci nekk di xaste di saaga boo leen yónniwulee
d'accord nga ca la ñuy def loolu la man de jàngat boobu laa ci am. Birame Jotna Media Group di la jaajëfal ci entretien bi nga xamante ne may nga leen ko te sénégalais yëpp mën koo seetaan fépp fu ñu nekk ci Sénégal xam nañ ne tey journée bu difficile la parce que gis nañ parcours bi nga xamante ne def nga ko biir Thiès waaye génn sargal la xam nañ coono yi nga xamante ne yaa ngi koy nekk jamono ji waaye teewul nga dalal ñu fii si sa kër fii si Thiès waxtaan ak sénégalais yi loolu ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm Birame. jërëjëf Ababacar. di wax ne nañu continuer di seetaan Jotna Média. muy une presse qui informe vrai et qui accepte la contradiction am na ci biir Sénégal nag une presse vraie qui informe vrai et qui n'est pas partisane am na ci biir Sénégal nañ leen bàyyi xel salaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi ñoo ko seetaandanoo notre grand entretien du jour suñu invité Birame Souleye Diop la woon nekk administrateur général bu PASTEF les Patriotes nekk également le coordonnateur départemental de PASTEF ici à Thiès. journée bi semaine bii ñuy dugg si nag du ñàkk dinañ am information bu am solo boo xamante ne dinañ ko partager ak yéen defaat grand entretien bu mag boo xamante ne dinañ ci waxtaan ak geneen kilifa en vue au moins de la veille du 4 avril loolu daal mooy information